waaw jërëjëf xam nga defkatu lu bon moom defkatu lu bon la ka nga rey sénégalais ka nga rey gambien ka nga rey malien ka nga rey américain moom moo ci nekk léegi nag li nga xam ni mooy li am comme ni ma ko laajee nii ci mbirum li xew ca Kaolack ca Medina Baye dafa du lu yem rek ci frontière u Sénégal dafa dépassé frontière u Sénégal ndax da ngay jàpp ni déjà nit bi nga xam ni feneen la juddoo feneen la màggee mu ñëw ci sa réew te muy ñëw sa réew dañ ko jàpp ñi ni réewum teranga la te réew boobu kat dafa am diine bu fa nekk te réew moomu le diine ga mu am bi wér na ba nga xam ni ca Amérique boo demee nga xool ay comme ñoom professeur Zakaria ca Northwestern University ñooñu dañu bind lu bare ci bàyyi dañu bind lu bare ci bàyyi ba américain noir yi nga xam ni bëgg nañu defal seen doom yi ñi mën a xam seen diine seen cosaan ak yooyu ñooñu li ñuy njëkk message bi ñuy njëkk jàlle mooy di dëkk bu mel na Sénégal dëkk la bi nga xam ni hostile maanaam doo fa gis boobu hostilité doo fa gis boobu mbon wala yooyu soxor yi nga xam ne dañ koy gis ci Afrique donc dafa am benn contrat de confiance d'abord bu am ci diggante ñooñu nga xam ne tey ñu ngi bëgg dugg ci lislaam ak dugg nañ ci lislaam ak Medina Baye parce que dafa yàgg dafa yàgg bu ma la waxee di la wax ay Northwestern University kooku ça c'est un milieu intellectuel c'est-à-dire que nii fi ñuy toog di xalaat ay borom xam-xam yi nga xam ne dañuy toog di xalaat boo ko seetloo ci voyage bi nga xam ne amoon na ci jamono yooyu 1976 ci diggante 1976 81 xaw ma date bi exactement mais ci boor yooyu réellement si nañu indi sax tijaaniya bi noonu ci biir Amérique ba nga xam ni après sax institut bi nga xam ni ci nañu jógee créer institut bi nga xam ne moo nekk foofu mu di African American Islamic Institute bi kon nga xam ni kon lu yàgg la gis nga dinaa la wax ni tey pour ma wax la rek relation bi dafa nekk li nga xam ne dafa génn frontière u Sénégal gis nga keroog bi nu falee Donald Trump Arabie Saoudite dañu yónnee Medina Baye dañu yónnee ñu leen di wax ni nañu ñaan ci ki nga xam ni ñëw na tey moom nañu fal ci Amérique xam nga tax Arabie Saoudite def loolu benn bu njëkk bi xam nañ ni ñoom am nañu benn contrat xam nga Arabie Saoudite boo ko attaqué tey jii Amérique dafay ñëw défendre Arabie Saoudite kooku ci seen ay accord la yi nga xam ne ñaari réew yooyu dañ ko am te Arabie Saoudite xam nañ ni tamit relation bi nga xam ni State Department xam ni mooy yore xolu diplomatie américain relation bi nga am bi ak Medina Baye mais bi ñu yónnee délégation pour que ni ñëw ñaan pour que ni mën a ñaan ndax président bi nga xam ni yegsi na foofu ci diwaanu Amérique ñu yegsee ci Cheikh Ahmed Tidiane Niass yabal leen tamit ci Cheikh Tidiane Cissé mi nga xam ne moom moo di imam bi ay dog am ay ñaan am gis nga pour la première fois bi Amérique nekkee Amérique ba tey ca George Washington ba ci Donald Trump mu doon la première fois président Amérique di tukki demul traditionnellement fu njiitu Amérique di dem njiitu Amérique bu yegsee ci nguur fa muy njëkk dem moo di Canada Mexique ak Grande-Bretagne gis nga ñetti ñi du ci génn dafa mel ne rek Sénégal bi Macky Sall yegsee mu dem Gambie loolu dafa am portée ci dëkk bi mais c'était la première fois président Amérique ni fal ko voyage bu njëkk mu dem Arabie Saoudite amul fenn musul am te nga xool ne Arabie Saoudite boobu keroog bi Donald Trump ni ko fale ñoom noo yónnee ca Medina Baye pour ni ñaan jàmm am ci àdduna bi dal am ci àdduna bi dal am ci diggante relation yi nga xam ne moo di Arabie Saoudite ak Amérique bi nga xam ni relation bi yàgg na waaye kii ni fal nii tey jii kenn xamul lan mooy jikkoom xam nga donc
li nga xam ne am na tey ci doomaanu américain boobu du question ni doomaanu américain bi rek moo tax nit ñi dana war di wax déedéet man am na fenn fi nga xam ni mën naa wax ni blâme naa fa ni sax Medina Baye mu di lan mu di sunu gan yooyu buñ leen di bàyyeeti nii dëkk ci catu dëkk bi ndax adduna bi dafa jaxasoo léegi ndax bu dee yar gi am ci Medina Baye rek la problème du am waaye léegi dafa am ñu nu rax ñun suñu frontière dafa ubbi dafa am ñu bare ñu nu rax moo tax loolu nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax kon américain bi nga xam ni rey nañ ko fa wala jullit bi nga xam ni rey nañ ko fa dafa doon li nga xam ne lu metti la te nag ci biir Amérique di apprécier nañu lu bare li nga xam ni démonstration boobu am manifestation mu am mu wëññi la ni sénégalais bu nekk yëg nga poignard bi nga xam ne jam nañ ko ci sa diine jam nañ ko ci confiance bi am bi ci diggante Medina Baye ak américain yooyu donc dafa nekk une honte actuellement ci ñi nga xam ne ñoom ñoo def boobu ñombe mais xam nga léegi nag adduna bi waxkat yi bare nañu coowkat yi bare nañu waaye li Medina Baye représenté ci propagande l'islam ci Amérique ma ni boo ci doon da ngay toog ak professeur yooyu ma la wax wala nga dem Northwestern University bi nekk ci Amérique si ngay xam moo tax li am dafa laal ci milieu yu bare laal na ci diplomatie bi laal na ci milieu intellectuel bi bon bu nu nekkee di ko mën a traité sax xëy na peut-être waxtaan bi tey yeneen sujet yu nu war a waxtaan sax duñ ci mën a dem ndax dafa large ndax man xam naa si dara moo tax ma lay rappeler ni portée bi nga xam ni Medina Baye am na ko ci diwaanu Amérique am na ko ci àdduna bi ci l'islam ak ci ñi nga xam ni mën nañu wax ay tuubeen nañu maanaam dañu dañu ñëw si suñu xaw ma tuubeen nañ koy woy wala ñi nga xam ne dañu bëgg dugg si suñu religion mu di religion islam donc lu métti la amul nag li nga xam ne dana yàq diggante Sénégal ak Amérique te ni bañ di xalaat ne que ni Amérique dafay yónni ay nit pour ni ñoo def ci enquête déedéet enquête bi Sénégal dina ko jël à bras le corps te Sénégal boobu dina résoudre ce problème là le plus rapidement possible parce que c'est une honte que lii ni toog ay weer te kenn du ko résoudre incha allah ci sama yaakaar xam naa ni nguuru Sénégal dinañ ci taxaw pour que lii nu mu gën a gaaw ni élucider ko mu nekk nag exemple parce que fi nu laal moo métti c'est pas bakkan bi dem bi parce que sénégalais ni ngi leen di rey un peu partout mais c'est-à-dire que fi nu laal moo métti image bi nu laal foofoo métti mooy Medina Baye dafa war a nekk protection wu képp ki nga xam ne tey ab jullit nga Medina Baye dafa war a nekk protection képp ki nga xam ne tey jii yaa ngi yeewu foofu ci Sénégal parce que ci li mu représenté la dañ ko jël comme yeneen suñu tarixa yi ci dëkk yi nga xam ne nekk nañ ko li mu représenté donc vraiment ça fait mal que ni ñaan yàlla que lii bu mu amati ci Sénégal surtout nag ñi nga xam ne def nañ ko bés bu leen tegee loxo mu nekk leçon bu exemplaire que ni xam ni ñu touché nañu fi nga xam ne waruñu ko laal waaw ndax loolu nañu desee